yëglekaay yi li ñu xëy tey jii dañ ci ànd ak Chérif Dia Chérif ginnaaw bu ma la nuyuwaatee ñu dox ak l'observateur. fay la l'observateur ñëw ci wàllu yoon ak enquête ba mu ngay wéy kon ñaari inspecteur trésor yi ñu fi jàppoon ndax rek doon luubal 5 milliards de francs CFA kon une minute audition bi journal bi daal dina ci ñëwaat kii tamit ñu ngi koy waaj a auditionné muy Ousmane Sonko lan moo tax gis nga ko rek ci wàllu marketing politique ak yu ni mel daal moom Ousmane Sonko tamit gis nga ko mu tuddee ko kon report opportuniste d'un sujet kon bancable moom Ousmane Sonko. journal bay gisee lu nu mel def dossier bu am solo nag ci ñu tuddee kon ñi nga xamante ni kon fan jóge solo na maanaam doon nekkoon ci diggante dund ak dee ci wàllu comment yàlla def nag ñu daal di mucc am na ay rescapés yu ci daal def ay témoignages ñoom ak tamit professeur bi di Mamadou Diaw Ba moom dina na durée comment bi ak tamit degré souffrance bi ci wàllu neurologie moom daal dina ci ñëwaat moom borom xam-xam bi ci wàllu médecine et puis Seynabou Ka Diallo moom ki nga xamante ni kon dañ koo faat ci université Gaston Berger bu Saint-Louis chauffeur bañ ci arrêté woon moom it ak déglu ga journal bi daal dina ci ñëwaat jox kàddu gi tamit Souleymane Sané nekkoon fi moom it attaquant équipe nationale bu Sénégal entretien bi daal di koy def et puis 15 millions yu ñu fay kii di Aliou Cissé war nañ ko yokkaat bu ñu sukkandiku journal bi di l'Observateur. ñu dem ci enquête. ñëw tamit ci li nga xamante ni mooy Pape Mao Diouf moom mooy directeur ASPT agence sénégalaise promotion touristique porte-parole benn bokk yaakaar nee na Sénégal crédible na et puis dérapage mi ngi noonu kon de trop la ko tuddee muy discours ethniciste ñu gis ko nag muy Chérif Ibrahima Aïdara et puis tamit terrible révélation jëm kon ci René Capain Bassène bi nga xamante ni kon moom it doon bokk ci ñi jiiñ ne kon la xewoon ca Boffa Bayotte loxoom daal di ciy génn et puis Ahmed Aïdara CNRA tere na ko muy def revue de presse ak revue des titres fële ca Sen TV ak Zik FM. Le quotidien moom. ñëw ci Ousmane Sonko le 6 avril lay défilé maanaam lay wuy ji doyen des juges d'instruction jëm kon rek ci mbiram Adji Sarr ak Ousmane Sonko wante moom sàkku na ci ay partisans am ñu toog seen kër bañ koo gunge moom wóolu na boppam ngir dem rek wuy ji moom Ousmane Sonko di ñëwaat nag comme temps bi dafa xat ak mbiram Aïdara ak yeneen i ponk incha allah. Le soleil. climat social wàllu stabilité jëm kon ci secteur de l'éducation nationale président Macky Sall kon li mu bëgg rek ñu daal di jëmbal li nga xamante ni mooy accords yi ci weeru mai kon xam ne ni mooy fête du travail tamit ci wàllu santé moom bëgg na rek ñu daal di rek gis position yi jëm kon ci wàllu revendication syndicat yi tamit augmenté lu bon 10% kon ci pension yi su ko defee à la retraite yi tamit mën a gis seen bopp ci doxalinu réew mi soxna naa libération moom fii moom dañ ciy daal di taxaw rek jëm kon ci wàllu assassinat étudiante bi di Seynabou Ka Diallo moom mi nga xamante ne ki ko faat léegi Prince Yaya Seck la tudd moom mi nga xamante ni nekkoon faram daal di def ba mu daal di wan lool daal di koy ëmbal ba di koy faat ci rek soxna si bi mu bañee kon rek daal di avorté moom Prince nag am na ay révélation yoo xamante journal bi daal dina koy def ci moom ndax moom Prince mi ngi dëkkoon rek ci li nga xamante ni kon mooy chambre boo xamante ne ma nga nekk ci FG6 moom dafa cartouché woon sax ci faculté des lettres moom mi nga xamante ni kon mooy le mis en cause doon jaay café ca campus ba gis nga ko ba mu faatee soxna si nëbbu koor bi gars yi di wër ak yu ni mel moom ndekete ma ne nan organiser ay match de football moom mi nga xamante ni ci benn groupe WhatsApp la ko daan def démb nag def nañ reconstitution des faits wante li mu wax enquêteurs yi daal dalut xel et puis division cybercriminalité kon mi ngi ci yoonu Chérif Ibrahima Aïdara kon administrateur sax ki nga xamante ni mooy chaîne de télévision bu kon déglu nañ ko moom kilifa diina bi nag nekkul Sénégal. tribune Chérif. daal di ñëwaat rek ci succession Macky Sall kon ak tamit Benno Bokk Yaakaar Idriss Seck plan yi nga xamante ni bëggoon na ko nas mujj naa nag échoué li ko waral mooy gis nga ko moom Idriss Seck taxawaayam ak tamit carte yi nga xamante ni kon mi ngi ko doon nasi ki pexe mën na kon daal yéen a jooju mujjul la egg et puis tamit législative lan moo tax opposition bi rek mu am intérêt daal di ànd su ko deful kon mën nañoo ñàkk yooyu élection. Walf Quotidien. jamonoy guerre Ukraine bi moom président Macky Sall nag gis nga jeu d'échec la nekk di wàllu calcul la carte ndax li ko waral mooy gis nga ko mi ngi dajale fii ci Dakar ay homme d'affaires yoo xamante ni kon russo-sénégalais la fii ci Dakar tey jii sax ci la ndaje mi de et puis président Tatarstan moom it muy nga xamante ne membre fédération de la Russie la mi ngi en visite de travail fii ci Sénégal mel ni kon ci wàllu diplomatie Macky Sall tamit am na taxawaay boo xamante ni mi ngi ko ci taxaw ca Mauritanie moom président ba daal dinay rek démission après ñu daal di reconduire kii di premier ministre ba lan moo tax aussi Sénégal ak tamit porte Qatar yi ak taxawaayu équipe nationale journal bi daal dina ci ñëwaat. beneen journal Les Échos. ak mbir moo xamante tamit ñi ngi ko doon wax ci Tëngéej ca muy koo xamante ne ab policière la bun daal di rek siif ñi def lu ni mel nag di ñetti saay-saay yoo xamante daal journal bi nee na ñoom yàgg nañu def lu ni mel nag ndax vingtaine de victimes am na ci yooyu victime am na ci soxna yoo xamante ni ci buum ak sëy la nekk am na ci sax benn maire boo xamante ni 62 ans la am muy loo xamante daal doy na waar wàllu alcool ak greffage ak ay jaljaleeg yu ni mel daal gis nga ko ñu daal di koy fekk rek ca këru ñooñu xamante ni kon moom mooy ñoom violeurs yi et puis tamit doyen des juges d'instruction kon moo sàkkoon ci Ousmane Sonko mu daal di kon génn daal di rek dalal xelu ki nga xamante ni kon moom mooy ay njegeñaaleem ngir ñu bañ koo gunge loolu bokkoon na kon ci conditions yi buñ sukkandikoo ba rek journal bi ak Diomaye Camara
Camara mi ngay tontu ki nga xamante ni kon rek mooy ñi ne Sénégal danoo sàcc ak wàllu laser yu ngi mel lii tamit jar naa taxaw ndax ancien procureur spécial bu CREI di cour de répression de l'enrichissement illicite Alioune Ndao créé na partem muy parti pour la justice la démocratie et le développement ànd doxal dëgg. kon moom la bëgg a créer fii ci Sénégal. L'As quotidien. à partir de plus ñu waxaat rek ci li nga xamante ni kon mooy tolluwaayu réew mi ak président Macky Sall muy accès universel à l'électricité réforme universitaire ak tamit wàllu recherche jëm kon ci wàllu mbay mi. président Macky Sall kon ay priorité yu bees la boo xamante ne buñ sukkandikoo ci walaas Sénégal tamit gis nga ko rapport bi nga xamante ni sil si ñu ngi koy def rek boo sàgganul kon gis nga ko xiif dina am ci Sahel journal bee gisee leen et puis Sonko mi ngi rassuré ses militants di leen woo rek ci wàllu dal bu demee war a wuy ji ñi nga xamante ni kon moom mooy doyen des juges d'instruction et puis cerveau présumé jëm kon ci massacre boobu ba fa Bayot René Capain Bassène kon dafay plaider non coupable. bés bi le jour. jëm ci pharmacie la Dakaroise gis nga ko rek dafa mel ni pilule indigeste la ko tuddee coow li bari na ci diggante syndicat des pharmaciens ak soxna si nga xamante ni kon mooy Aminata Gassama moom gis nga ko moom dañ ne dafa bëgg a nangu place wu Aïcha Gondiam bi nga xamante ni kon moom moomoon pharmacie bi ministère de la santé dañu jàpp ni kon dafa faral soxna si nga xamante ni mooy soxna Gassama ba tax na kon coow li daal bëri na ba syndicat des pharmaciens sax ne danañ bank seen loxo et puis Ousmane Sonko mi ngi woote rek ak dal jëm kon ci wuy gi nga xamante war na ko wuy ji doyen des juges ci weeru avril bi ci jamono jooju stade Abdoulaye Wade Karim Wade gis nga ko ma nga tamit rafetlu rek stade bi daal di féliciter sax président Macky Sall ci jamono jooju tamit félicitation jëm kon ci Infantino mi nga xamante ni moom mooy président bu FIFA ginnaaw kon qualification bu Sénégal et puis tamit éditorial bi nga xamante ni Mamadou Ibra Kane def na ko kon moom anoblir na kii di Sadio Mané tudde ko Sir Sadio. Vox Populi. ñëw rek ci li nga xamante ni kon mooy message au lion ak tamit chef de l'État Karim Wade kon tamit gis nga ko rek premier pas vers le Macky muy laaj boo xamante samp na ko ak mot remerciement yi nga xamante ni moom mi jiite parti démocratique sénégalais nekk fële ca Qatar daal dina koy rafetlu ginnaaw kon tudde gi nga xamante ni Macky Sall tudde na ko stade bi bàyyam moom Karim Wade puis tamit Macky Sall gis nga ko nee na kii di Sidya Ndiaye moo ko wax dañ ko jël en otage ba tax na gis nga waa ànd gësam jamono jooju ñoom it demun ci hôpitaux yi ngir faj nekk ci ay wàllu revendication Sonko ki troupam gis nga leen rek ma ngi leen di gis nga ko mais en position d'activation loolu la journal bi et puis tamit chiffres yi ci wàllu violence scolaire muy loo xamante ni tamit chiffre de la terreur la ko daal di tuddee ndax fitna gi ci daara yi boo xoolee lu ci bëri nag élèves yee ko fay yee ndax 27% ci kon la ne ay élèves la gis des jàngalekat yi tam ñoo ci topp jël deuxième 22% violence boobu kon ci jàngalekat yi lay jógee surveillants yi doog a ñëw 14% proviseurs yi topp ca 13% censeurs yi daal ñoo ci gën a góorgóorlu kon fitna ga 10% la buñ sukkandikoo ba léegi ci journal bi. jàll ci suuf saa. compte bancaire yi nga xamante ne bloqué nañ ko des médias muy Bougane Gueye Dany gis nga ko rek fisc bi ñoo koy réclamé ñaari milliards ci suñuy koppar naka lay def nag moom ngir rek fay salaire ak yu ni mel journal bi daal dina ci ñëwaat et puis tamit opposition bi gis nga leen ñoom it ci wàllu explication fonctionnement parrainage beeg système bi nga xamante ni Thiendella Fall mi teg na ko muy directeur général des élections dafa mel ni kon gars yi dem nañ wuy ji rek malgré kon réticence yeeg bañ gi nga xamante ne bañ nañ ko wàllu parrainage boobu buñ sukkandikoo ci journal bi. Le Témoin. Ousmane Sonko kon mi ngi calmer jeu bi buñ sukkandikoo ci Le Témoin moom sàkku na ci ay partisans am ak sénégalais yi ñu toog seen kër bés bu demee war a wuy ji ki doyen des juges d'instruction moom nag gis nga ko rek bugg tamit la xewoon ci weeru mars am gis nga bañ ko fay gunge fitna gi fi amoon ba ay bakkan rot ci réew mi. Sud Quotidien. ci noonu ba léegi rek moom fixé na kon boobee audition date bi juróom-benn fan ci weeru avril la buñ sukkandikoo ba léegi ci journal bi ba tax na moom sàkku na kon ci ay ñooñam ñu daal di toog seen kër. ay ca record. Sadio Mané ngi ni kon tëbati moom gis nga ko record Sadio Mané daal di ñëwaat rek gis nga ko Sénégal probable ñi mu war a daje nag ndax ëllëg incha allah ci le tirage au sort bi. jëm kon ci coupe du monde bi Sénégal la gis nga ko vendredi la mën naa am nag ci lot 3 bi gis nga ko muy Brésil France Argentine ñoom it daal xëy na bu tirage bu amee Sénégal war na ci mën na daal am kum ci bokk wante Sadio Mané mi faalawul Messi faalawul Neymar faalawul Mbappé. ayca ñu jeexalee ak stade. ñu jeexalee ak stade gis nga ko rek ñu gaa yaa ngi nii nag bu ñu doon def qualification Sénégal taxawaay yu am solo yi nga xamante ne ñii muy Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Nampalys Mendy Ismaïla Sarr ba ci Sadio Mané mel ni kon ñoom gis nañ taxawaay bu am solo boo xamante ni taxaw nañ ko rek jëm kon ci li tax Sénégal mën a dem fële nga xamante ne mooy ci coupe du monde wante tamit Sabaly mi ba mu ñëwee
ñëwee tamit bërki dem gis nga ko moom nekkee ci wàllu ndeyjoor bi daal def na fa liggéey bu am solo boo xamante daal moom it gars yi daal dinañ koy rafetlu. ayca merci jeex na amut sax kon baax na. jeex na jëloo say tuufaay. jeex na merci beaucoup Chérif Dia ci kanam incha allah dina ko yaatal dañuy taxaw Chérif ci beneen xibaar muy Ousmane Sonko mi jiite parti Pastef ak démb déclaration bi mu def mu ñeel liñ ko nar a woolu juróom-benn fan ci weeru avril muy woo ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ñu ànd ak dal ngir bañ bali amoon mars 2021 amaat fi Alaaji Malick mu mel ni kàddu yooyu moom xëy na la ñu soxla ngir bañ fitna yëkkatiku jamono ji moom njiital Pastef du Ousmane Sonko kenn dégloogu ko ci wàllu dossier boobu lu bëri lu nga xam ne xam nañ ko ci par presse interposée lay doon li nga xam ne nag moom moo indi tey dossier bi yëngatu ba Ousmane war a dem wuyu ji le 6 ñu fàttali rek génn bi nga xam ne Adji Sarr génnoon na ko ci presse étrangère bi loolu bokk na ci li nga xam ne xaw na yëngalaat sax dossier bi ci loolu yi tamit Ousmane Sonko def réplique génn am lu nga xam ni wax na ko pour gën a leeral gën a dalalaat xelu ñoñom ci dossier bi nga xam ne dafa jàpp ni ay tuuma la yu ñu ngàll ci ndoddam ak lu ni mel waaye dara du ci dëgg beneen bi ci des aussi ci loolu ki nga xam ne moom moo di borom Sweet Beauty déglu nañu jëkkëram donc fi mu nekk nii Ousmane Sonko il est temps que moom tamit lu mel ni doyen des juges déglu ko li nga xam ne aussi moom la tegoon ci taabal ji moo di ni dëwtuma dem di signéeti ak lu ñu mel nañu ma jox li nga xam mooy suma ak yelleef ma war a doxi sumay soxla ñu yëkkati li nga xam ne moom la ñu teg ci sama ndodd ba mënumaa dem mënumaa dikk dootuma dem signé ji loolu bokk na ci li nga xam ne aussi yëngal na dossier bi entre les lignes comme il l'a dit ba ñu convoqué ko pour déglu ko moom Ousmane loolu mooy intérêt réew mi aussi dañu sonn ci am Adji Sarr indi Ousmane Sonko on doit dépasser ce débat là jàll ci leneen passer à autre chose parce que c'est pas un dossier compliqué comme on le dit du lu nga xam ne dafa extraordinaire wala lu fi musul am donc jiiñ nañ la du yow du man nañ dem ca kanamu yoon ñu àtte ñu mu jeex tàkk ku nekk xam lan mooy sa wàll ci yëf yi ñu jàll ci leneen beneen bi nga xam ne moo ci des aussi mooy la posture bi Ousmane Sonko jël mooy bu kenn ñëw toog leen ma dem wuyu ji mais tant que ñi ngi respecté suma àq ak suma yelleef tant que salfaañe wuñu suma àq ak suma yelleef benn problème doom waaye bis bu ñu laalee suma àq ak sama yelleef nag dinaa taxaw def face je pense que loolu leer na nañ ko bàyyi mu wuy ji yëf yi jeex parce que bu fekkee ni moom dafa bëgg prétendre aux plus hautes fonctions de ce pays là il faut que li topp ci ginnaawam noonu mu dindi ko mu set wala boog ñu xam ne moo defam deful. Chérif d'autant plus que ñoom ñëpp mooy ñi ciy tudd ñëpp ku ci nekk nee nga yàkkamti nga yëf yi jeex ba ni ko Malick waxee daal qu'on puisse passer à autre chose quand même. xam nga olof moo naan ku bëgg fanaan ak ku bëgg ku ko wéetal te jëpp ñoo leen a boole. donc je pense que bu dee loolu. neex na ñoo jubale donc bu fekkee ne Sonko bëgg na mbir yi leer. justice aussi am intérêt leeral mbir yi. Adji Sarr bi sàkku justice ba procès sax ñu ne bëgg nañ mu am donc lii mënul ñàkk moom mu dem wuy ji parce que bu wuyuwul on a l'impression que bëggul mu leer wala day daw procès wala et cetera donc je pense que saluer position bi mu jël sàkku ci jeunes yi parce que doon na nekk réew boo xamante ne am na ñoo xamante comprendre parce que bu njëkk complot la doon wax et cetera di wuti argument ki alibi mais su taxawee tey ne bu xale yi dem buñ ko topp ji mu dem wuy ji parce que on était là biñ ko fii convoqué au mois de mars déjà ay problème itinéraire fii laay jaar du ma jaar fii ba gis na jour boobu fukki nit ak ñett ñàkk ci seen bakkan ci yoo xamante ni kon mënoon naa ñàkk beneen bi tamit mooy la justice aussi comme ni ñu koy waxee parce que lii défi la quand même mu leeral mbir yi mais aussi tëddee njaaxaanaay parce que Ousmane Sonko aussi amul droit taxaw ne man du ma wuy ji wala du ma émarger parce que comme ni ko Malick waxee bu fekkente ne yow da nga taxaw ci réew bëgg koo jiite amoo intérêt à daaneel bànqaas si réew ndax ëllëg boo ko fi jiitee tamit nga woo keneen wala nga bëgg a utiliser justice ñu fàttale li nga xamante ne moom ngay def mooy comme li xew ci diggante Sénégal ak Égypte rek fayoo et cetera donc pour loolu bañ a am nag je pense que nan dal réew mi moo soxla déjà dal parce que Sénégal mi ngi ci position boo xamante ni weesu nan comme ça ay querelle politique ak di utiliser justice wala nangam mais justice aussi li ñu xaar ci moom na ko def
muy le doyen des juges ak muy le procureur ba tëddee ci njaaxaanaay ñu bañ a politiser li nga xamante ni moom mooy dossier parce que dafa am Sénégalais boo xamante ni justiciable la jàpp ni dañ koo tooñ am di koo xamante moom nee na liñ koy jiiñ defu ko donc justice rek moo ko mën a leeral ci ni mu ko mën a leeral nag mooy ñoom li ñu xaar ci ñoom voilà mu tëddee ci njaaxaanaay mais fitna bañ ci am comme li mu waxee nag c'est très responsable de sa part demandant aux jeunes ñu toog seen kër moom mu taal otam jour boobu dem tribunal wuy ji après nag c'est le doyen des juges moom mooy xool ba xam naka la koy toppeem déet. Martial. waaw on n'en demande pas moins je pense que fu mu nekk nii Sénégal ñëppay xaar procès bi du coup ñëpp la ñuy nar a war naa voilà boo ne ko bu fekkee war naa si procès bi au moins déjà convocation bi dina dem ñu auditer ko devant enfin ñu auditionner ko devant le juge c'est déjà une avancée considérable je trouve et puis comme ni ko sama naataango yi waxee ñu saluer quand même son message destiné à ses partisans ñi nga xamante ne jeunesse bi surtout ñoom ñoo ko toppoon daaw c'est très très important ñu jaaree foofu pour ne pas que li fi amoon daaw amaat fi ren après malheureusement il y a toujours des fanatiques je pense pas que malgré cet appel là du am ñu koy nar a toppi wuy ji malheureusement je pense que dina am ñu koy nar a toppi mais bon toujours en est-il que selon ce message là on espère que jàmm daal mooy nar a am à l'issue de ce procès là parce que moom la ñëpp bëgg de toute façon que jàmm am ñu xam vérité bi dans ce procès dans ce dossier même si c'est pas à l'issue de cette audition-là qu'on saura s'il sera condamné ou pas dina durer mais bon déjà c'est une étape de fait voilà. C'est ça. Il faut dépassionner ce dossier-là ñu dem tranquillement ci kanam yoon wax li nga xam ne moom la gis ak aqulaayu taalaam ñu jàll ci leneen. 2020 et 2021 ont été des années désastreuses ak Covid beeg 2021 mars ba la fexe woon 2022 nag moom ñëw nañu gagné CAN dem qualifié mondial donc nañ continuer daal ci lancé boobu noonu ci dal ak mbégte voilà merci beaucoup El Hadj Malick dañuy jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.